bokk yi ànd ak MMD Média salaamaaleykum. Depuis dossier Ousmane Sonko ak Adji Sarr dañu wax ni complot amu ci mais tey coow li lan moo ko indi ba fii mu yëg si tey bu fekkee amul complot ci coowal Adji Sarr ni mu tënkee Sénégal da koo tënk comme ni ñuy tënke aw mool koo wax ñu toog ñuy débat ñuy waxtaan ci milieu justice ci milieu assemblée nationale foo dem lenn la ñuy waxtaanee waaw bu fekkee amul complot lan moo jox Adji Sarr pouvoir bi mu am ndax moom moo jëkk a nekk première sénégalaise boo xam ni dañu ko menacé dañu ko violé dañu ko bundu xatal dañu ko tiital lan moo tax tey daytal bii mu am sécurité bii mu am doole ji mu am protection bii mu am loolu moo jaadu mais particularité bi ci am moo jaaxal ñëpp lan moo tax Ousmane Sonko am fitu défier justice défier assemblée nationale tuumaal président de la république lan moo tax Ousmane Sonko déclaré guerre mortelle Ousmane Sonko yabul Macky Sall Ousmane Sonko miinul Macky Sall Ousmane Sonko lu tax mu tëb accuser Macky Sall taxul ñu ni Macky Sall yëg na li xew de waxuñu loolu de mais dañu ni c'est-à-dire que ci biir discours yi da ngay mën a jàngat baat yi lan moo tax ay particularité di am ci yëf yi protection bu Adji Sarr mel ni moom rek mooy sénégalais bu ñu menacé moom rek mooy sénégalais bu dund te dundam amatul sécurité lan moo tax Ousmane Sonko tëb ni Macky Sall mun te jàkkaarloo ci kanamam ak adversaire politique lépp mujj soppeeku nekk politique ñu yóbbu yëf yi ci kanamu yoon yëkkati immunité parlementaire Ousmane Sonko ñu ni boo sàgganee itam magistrat yi daañu ko kalaame mu soxlawaat beneen liggéey ci beneen immunité parlementaire at lépp ay questions yu bëri la tey li tàkk ci ay lacrymogène li ñu taal ci ay oto li ci nit ñàkk ci xaalis boo ko totalisé ni muy toll te ñu ni complot amu ci man kay mënoon naa nangu ñi féeteeg Adji Sarr te di ko défendre ni kon complot ci kaw complot la waaye kenn mënut a wax ni complot amul ci situation yi ni mu demee ma ni ku ñu violé ci fi ñu la violé ku ñu violé ci fi ñu la violé nga génn dem kalaame ji te yuuxuwoo dëgg yàlla doy na waar mais ki ni dañu maa violé itam xanaa bëgg buzz taxul mu ni dañu maa violé dafa bëri ay questions yi dafa bëri yu sew yu nekk ci biir Adji Sarr dafa bëgg buzz dafa am lu ñu ko dikk lan moo siiwal connaissance sama Ousmane Sonko lan moo laqatu ci ginnaaw connaissance sama Ousmane Sonko mais coow li tey fi mu yëg si nii wax dëgg yàlla bu ñu xoolee yéen ngeen di xalaat ngeen di ay complot amul ci biir dëgg-dëgg man dootuma xàmmee Sénégal li ñuy laaj kay mooy kan moo ne ci ginnaaw complot bi wala ñan ñoo ne ci ginnaaw complot bi ñan ñoo am intérêt ci sacrifier Ousmane Sonko ñan ñoo am intérêt ci protéger Adji Sarr ñan ñoo am intérêt aussi ci jouer loo Adji Sarr bi le rôle waaw kay yooyu mooy question yi mën nañu laaj itam ni Adji Sarr lan moo tax Sonko violé ko benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon mu soog koy dénoncé waaw bu fekkee ni ëllëg Sonko waxuma dafa egg ci Adji Sarr de mais bu fekkee egg na ci moom laa ni egg bi doon consentement lan la yoon réserver Ousmane Sonko lan la yoon dencal Ousmane Sonko bu fekkente ni bii ci wàllu enquête dem nañu ba yegg ci ni même bu fekkee séq nañu dafa tegoon ci kaw consentement lan la yoon waajal gars yi ku nekk ak fi nga féete li la arrange rek ngay wax waaye bu dëgg jibee loxo dem gémmañ ñu bëri ñi féete Ousmane Sonko ñu ngi ñàkk a rafetlu le fait que procureur def réquisitoire contre X
man sax damaa jàpp ni loolu moo jaadu nag. xam nga leen moo tax yéen wóor na leen ni Adji Sarr ak nu mu man di mel ci àdduna amul doole ji mu am mënu ko tabaxal boppam, amul puissance bi mu am mënu ko créer boppam, amul xel mii mu am tey, fit bii mu am tey, courage bii mu am tey, détermination bii mu am tey. donc ñan ñoo ko teg ci bonne voie loolu question la. xam nga lu ko mën a leeral réquisitoire contre X bi nga xam ne dina jàppanda la ñu ubbi enquête. bu ma nekkoon tey jigéen ñaale Ousmane Sonko du ma bañ réquisitoire contre X boobu. xam nga leen moo tax njaw des na xambinde dossier bi ci li ñu jàngat waxtaan ci ay spécialistes ak ay mag yu nekkoon ay parlementaires ak ay mag yu nekkoon ci ay institutions yu mag yu nekk ci réew mi nga déglu seen xalaat di nga xam ni am na ñeneen ñu des ñu war a déglu seen xalaat te ñu am rôle bu mag boo xam ne joué nañu ko ci biir dossier bi. balaa woon loxo doon dem gémmañ nag doon na baax lool ñu déglu ñuy def médiation. mbokk yi fi may jeexale mooy alerter leen bis bu bakken rotee, bis bu deret tuuroo, bis bu dee ñëwee brutal ak façon bu ñaaw, est-ce que dossier bi dina ko jarati? mbokk yi bu sacrifice amee est-ce que dossier bi dina ko jarati? mbaa yéen a ngi toog di xalaat suite dossier bu Ousmane Sonko. maa ngi leen di dànkaafu di leen moytuloo te di leen bàyyiloo xel samay kàddu. tey jii laa koy wax benn fan ci weeru mars xaar leen suite dossier Ousmane Sonko Adji Sarr. ma posé waat question nii leen bu ci bakken rotee nag, bu ci deret tuura nag, bu ci alal ju bëri yàqoo nag, bu ci loxo demee gémmañ nag, bu ngeen ci déggee ñoo leen foogul woon nag. lu am bu mu bett kenn parce que dossier bi manigance bi bari na, manipulation bi bari na, amalgame bi bari na, li ci leerul bari na, question yu ñu ciy posé te amul réponse bari na. waaye ngallaawaay da ngeen bàyyi wala xel sama question bii ma leen di tàggoo. bu ci bakken rotee nag, bu ci deret tuuroo nag, bu ci alal ju bëri yàqoo nag, bàyyi leen xel la suite. adduna jaru ko. yàgg ku nekk li nga mën a jiite dong ngay jiite. bu sa mandat jeexee nga dem keneen ñëw. yaay tànn wala yàlla mooy tànn. boo xamee ni yow ci sa bopp fa nga nekk tegoo fa sa bopp nga xam ni kon tànnoo yàlla mooy tànn. te ëllëg nag mat naa sedd loolu donte du añ te du ndekki. kenn du dencal ndekki ngir suba ak ginnaaw suba nii añ. waaye lu mat a sedd la bu boobaa cër lañu koy sedd. ci lii ma nekk bu ci leneen xewee lan mooy doon conséquences yi. maa ngi koy baamtuwaat bu bakken rotee nag, bu deret tuuroo nag, bu alal ju bëri yàqoon nag, ndax dossier bii dina ko jar. tiit naa lool ak mag yi ma waxtaanal, tiit naa lool ci suite bu dossier bu Ousmane Sonko Adji Sarr. abonné leen MMD Média te dimbali ma xalaat bu baax ci anam gi may waxee. ñu gën a approfondir suñu ay pensées bañ ko jëlee wàllu sensationnel, wàllu sentiment, wàllu partisan, wàllu interprétation, waaye jël ko ci waxu wàllu dëggu ngir jéem a xalaat. ñu xalaate ko xalaat bu dëggu bu objective. ñu xool dossier bi lan la mën a joxe suñu kanam la suite. jaa ngeen jëf.